jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñu ngi delloo ziar. dañoo gis tey nga ñëw place de la nation bëggoon xam lan moo waral teewaay bi. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziare di wax ne teewaay bi fii mooy teewaay yu bépp jullit boo xam ne am nga yëg-yëgu ci sa diina sa digganteeg sa borom ci wàllu li ñuy tuddee tooñ ay nit ñoo xam ne ñu ngi dem ci ay barab yoo xam ne du seen barab moomuñ ko ñu force fa ay nit génne leen fa bëgg faa sanc te barab boobu di masjidul aqsa di barab boo xam ne barabu jullit ñëpp la jullit ñëpp ñoo ko bokk naqar loolu ci tolleeg lu ñu mën moo tax ñëw di ko ànd ak suñu mbokk jullit ngir suñu Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne unsur axaaka zaliman aw mazluma na nga dimbale sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñun nag dañ ñoo tooñ léegi nag buñ tooñee moom la nga ci mën mooy dindi ak sa loxo soo ko mën nga dénoncé ko soo ko mën nga naqarlu sa xol naqarlu googu moo ñu fi indi waaw. amoon looy dénk jullit yi nekk ci monde bi yëpp kàddu bi lan lay doon. waa kàddu gi ñuy dénk jullit bi ci monde jëpp mooy li ñu subhaanahu wa taala dénk mooy doon benn jullit ñi nañ doon benn xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu ko sant suñu ñàkk doole gi ak suñu nogg gi ñu nogg yëpp mooy ñàkk fàqale ko gi waaye bés bu ñu nekkoon benn doole yàlla jox nañu ko jox nañu mbooloo jox nañu am waaye li ñu ko xañ yëpp ba lislaam dooleem feeñut mooy ñàkk doon benn ñàkk doon benn nag suñu borom waxoon ne bu ngeen tàqale ko rek da ngeen échec yoon jóg seen doole dem waaye jullit ñi am nañ kattan xam-xam a ngi ci mbooloo jullit ñi alal la nga fi mbooloo nga fi waaye ñàkk bennoo moo waral lii lépp waaw te it masjidul aqsa boobu jullit ñëpp ñoo ko bokk suñu Yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam bi mu ràññaanee Màkk jëm wuy ji woote bi yàlla ba masjidul aqsa foofu la jaar jiite fa yenent yu bëree bëri door a jàll muy barab bu tedd boo xam ne yenent yu bëree bëri fa lañ nekkoon mën nañ tudd ku mel ne Yonent Yàlla Ibrahim Yonent Yàlla Ishaq Yonent Yàlla Muusa Yonent Yàlla yu bëree bëri ci barab boobu lañ nekkoon baax na jazakallah. waaleykum salaam. delloo ziar. Ousseynou Diop. oui. waaw au fait maa ngi lay nuyu di nuyu ñi seetaan sud bi yëpp. au fait tey sama présence fii nii présence la boo xam ne dama ñëw pour montrer sama naqar en face Israël massacre yi muy def envers Palestine. montrer suñu naqar montrer pour dire que plus jamais ça mu bañ di répété wu. dire à la communauté internationale que ñoom seen rôle ce n'est pas derrière ñuy nekk derrière les conflits mais leur rôle mooy ñu éviter que conflit bañ a am ci monde bi. waaw loolu instant bi tey loolu moo fi indi woon pour manifester loolu noonu d'accord. waaw kaddu bi muy dénk musulman yi mooy comme li aaya bi wax rek al muslimu aqul muslimu jullit mooy mbokkam. je pense que Israël c'est vrai que ay noonam ñoo ngi koy naqaral mais li gën a métti mooy ay alliés bi ñu ko woon ginnaaw. je pense que loolu noonu monde arabe bi ak le monde musulman li leen di wax ñu jàppale Israël parce que loolu c'est un devoir. parce que mosquée Al-Aqsa comme ni ñu ko waxee woon avant ñuy jubal xibla Makka foofu lañu daan jubal xibla bu ñuy julli donc je pense que c'est un lieu sacré pour tout musulman bon da ko war a défendre donc li may wax monde musulman bi yëpp mooy ñu booloo dajaloo mekk benn say je pense que bu ñu boolowee amuñu kenn ku ñu mën a dominer ci àdduna bi loolu la État Sénégal je pense que le Sénégal moom mooy président mooy pays yi nga xamante ni ñoo considéré Palestine comme ñoom nangu légitimité Palestine. je pense que Sénégal mooy président bi je pense que kon Sénégal am na beneen taxawaay boo xamante ni war na ko def vis-à-vis à l'international pour leur dire que Palestine bii nii am na ay droits yoo xam ne ñoo ngi koy bafoué yoo xam ne Sénégal waru ko nangu. Alors on est venu parce qu'on a entendu qu'il y avait un rassemblement donc en soutien aux Palestiniens. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, on voit pas mal de choses qui se passent
en Palestine, entre Palestine et Israël. Et c'est vrai que c'est un peu dur à voir les images qu'on voit tous les jours. Il y a de l'injustice qui se passe là-bas et voilà, on est venu en soutien des Palestiniens et voilà, pour faire en sorte que l'injustice s'arrête. Voilà, on espère en tout cas. Vous avez un message à lancer par rapport aux autorités et à la population? Alors c'est important de se mobiliser, donc voilà, on est tous des êtres humains et c'est important de se mobiliser pour l'humanité. Voilà, on a besoin de justice, c'est important et voilà, se mobiliser pour un peuple qui est opprimé et qui se fait massacrer. Voilà. Je vous en prie. Eh bien écoutez, moi ce que j'aimerais que vous fassiez, vous, journalistes, c'est plutôt d'aller voir les personnes qui ne font pas partie de la manifestation et les interroger, savoir qu'est-ce qui fait qu'ils ne participent pas à un tel rassemblement, qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'indignent pas lorsqu'ils voient à la télévision des familles entières qui sont décimées à cause de frappes en 2021, ce qui n'est absolument pas normal. Donc je trouve que là, on a fait un rassemblement, mais on n'est malheureusement pas assez. C'est toute la population qui devrait être dans les rues, qui devrait manifester son soutien pour la cause palestinienne. Bien que le conflit soit quand même assez éloigné du contexte sénégalais, n'importe quel humain devrait avoir la Palestine dans son cœur, voilà, et devrait s'indigner, porter sa voix pour que cesse cette injustice qui a lieu encore aujourd'hui. À dire aux autorités étatiques, Ah oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais que dire peut-être voilà, bon, je suis pas politicien, je pourrais pas répondre à cette question, mais non, comme je vous ai dit, normalement n'importe quel humain a la Palestine dans son cœur et n'importe quel humain qui a d'autant plus des leviers, une marge de manœuvre en tant que diplomate, en tant que ministre ou quoi, devrait voilà, faire en sorte que les choses changent rapidement. Voilà, je pense notamment voilà, à tous ceux qui travaillent dans la politique, etc. Merci beaucoup. waaw tey dama ñëw fii en tant que musulman dama ñëw fii ngir naqarlu li nga xamante ni ñu ngi koy teg suñuy mbokku jullit yi nekk Palestine te kenn tegul leen ko ku dul ay noonu l'islam ay yahud yi nga xam ne ñu ngi dëkk Israël jël seen jëf ju ñaaw di ko teg suñuy mbokku te loolu doon lu yàgg waaye doon na gën a mat bi nga xamante ni jullit yi amuñu doole mais bi nga xamee jullit yi am nañu doole takkaayu nekk benn dañoo war a jëfandikoo njàngalem yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxoon ne al muslimu lil muslimi kal bunyaan yashuddu ba'du ala ba'din jullit ak mbokkum jullit dafa war a mel ni ab tabax lu si nekk dafa war a jàppalante ak leneen la ngir tabax bi dëgër waaye beneen bi yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon ne ñu man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhaalika ad'aful iimaan képp koo xam ne gis nga lu ñaaw lu bon ñu koy teg si diine ji wala ñu koy teg si jullit na nga ko jéem a dindi si sa loxo soo ko mënee kon maa ngi interpellé ñi nga xamante ni am nañu kàttan yëkkati seen loxo fay jëf ju ñaaw ji nañ jóg topp njàngale yonent bi def loolu ñi nga xamante ni mën nañoo wax seen làmmeñ muy suñuy autorité muy autorité jullit yi ak fu ñu mën a nekk si àddina nañu wax si lii nii mu dakk ñi nga xamante ni naqarlu rek lañ man seen xol maa leen woo fépp fu ñu mën a naqarloo ba ñiy def ñaawte fi xam ne lii naqari na jullit yi nañ ko def te nag nañu xamante ni yahud yi dégg naa benn information ñu ne teg nañ gànnaay waaye duñ ko mas a teg yàlla dafa waxoon si alquran yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko la tajidanna ashadda an-naasi adaawatan lillazina amanu al yahuda walazina asraku mu ne da nga fekk ñi gën a tar ak nooneel si way gëm yàlla yi muy yahud yi kon yahud yi waruñu am ak ñoom benn relation fekk ñu ngi jël seen jëf ju ñaaw ji di ko teg suñuy mbokk yi jullit ndax yàlla dafa waxoon yonent bi ne ko walan tarda ankal yahuda wala nasara hatta tattabi'a millatuhum yahud yi ak nasaraan yi duñ mës a topp sa mbir mi lu dul nga bàyyi li nga nekk topp si ñoom lañ nekk te ñun duñ mës a bàyyi li ñu yonent bi jox duñu mës a bàyyi woote bi yàlla bi di topp si liñ nekk moo xam ambassadeur Palestine fii moo xam mu ngi fiy joxe ay ndimbal moo xam mu ngi fiy def lu baax loolu yëpp ay politique la fexe laa nax pour dóor sa mbokk loolu nag képp ku bëgg mbokkam te al muslim aqul muslim jullit mooy mbokkam
képp ku bëgg sa mbokk waroo seetaan fu ñuy mbugalee sa mbokk fu ñu néewalee doole sa mbokk nga toog di xoolee ndax jullit yi divisé wu rek moo tax ñu leen di noggatu di leen di teg ay ñaawteef yi waaye buñ dajaloo nekk benn kenn sañu dal suñuy kaw Israël ëppul kenn Israël rëyut Israël bëriwut bu amee doole yi am fitu dem di songu Palestine di teg si moom ay ñaawteef dafa am ñu ngemb si gannaawam topp ko man gisaguma yahut buy dal si kaw yahut gisaguma yahut buy seetaan ñuy mbugal mbokkam yahutam mais jullit laa gis muy seetaan ñuy mbugal mbokkam jullitam. waaw sama présence mën naa leen ñaar la benn bi wax dëgg neex yàlla naqarlu en tant que nit luñ fi indi muy lu ñu noot peuple boo xamante ne ay nit lañ comme ñun beneen bi muy dañu ñëw fii nii di wàllu si peuple Palestine muy di peuple musulman boo xamante ne suñu ay mbokk lañ innamal mu'minuuna ixwa loolu alquranul karim wax dëgg neex yàlla ñun lii nii lañ man man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman donc ñun nouvelle génération bi lu ñu am muy suñu kaddu muy suñu voix dañuy wane ne lii nii naqar nañu ba ci kanamu yàlla te dañuy wane ne peuple palestinien que ne peuple sénégalais bi wax dëgg neex yàlla bëgg nañ leen xaw ma njiiti mais en tout cas ñun ñu ngi ak ñoom xeex bu ñu wëyal incha allahu rabbi dañ leen ciy assister lii ñëpp dañ cee war a yeewu nañ xool arabisants yi ñaata dëkk lañ lu ñuy xeex ak Israël yëpp mosu ñoo dóor biir Tel Aviv biir capitalu Israël Hamas kese am na doole ji kon war nañ mën a xam ne complot am na ci te ñu ngi woote mboolem autorité boo xamante ne yaa ngi ci dëkk bi te nga war a xam ne lii nii en tant que musulman lii nii bokk na si sa responsabilité lii nii bokk na si sa responsabilité lii nii bokk na si sa responsabilité parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ku nekk ci yéen ab càmm la te bu ëllëgee yawmal qiyaam ku nekk ci yéen naa ko laaj ni mu sàmmee woon njabootam te wax dëgg neex fa yàlla lii nii képp kuy nit war na xam ne lii nii ab tooñ la tooñ bu ñuul kukku la te ñu ngi ñaan Macky Sall ak bépp autorité boo xamante ne war na ci mën a bokk nañ ñu dimbali wax parce que ambassade Israël mi ngi fi te chaque jour ñu ngi jëflante ak ñoom yahud du noonu bépp doomu aadama la ku dul yahud considéré wu la ngay nit peuple juif noonu la leen yàlla bindee lu'ina alladhina kafaru min bani Israël donc ñoom yàlla daf leen rëbb duñu ay nit du christianisme du judaïsme ñooñu ab xeet lañ boo xamante ni kenn bëggu leen ci àddina parce que ab yàqute kese lañ fi nekkee wax dëgg na fa yàlla suñu naqar lañ ñëw fii nii di ko fësal suñu naqar lañ fi ñëw di fi fësal te di ñaan yàlla rek yàlla gën a dooleel Palestine doole leen muñ libéré leen incha allahu rabbi te incha allahu rabbi dinañ libéré wu bu soobee yàlla jërëjëf. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ fi teewoon ngir soutenir sunu mbokk jullit yi nga xam ni ñi ngi subir actuellement injustice boo xam ni adduna bi yëpp ñu ngi koy xool te kenn yëkkatiwul loxoom donc ñun ñu ñëw pacifiquement pour mun leen a soutenir ñu xam ni ñun ñëpp ay jullit lañ te cause jullit yi aussi daf ñu intéressé loolu moo taxoon ñu teew. waaw muy dafay nekk ni jullit yi gën a nekk benn gën a juboo parce que lii nii féewaloo jullit yi moo waral ku jug rek ñëw ne da ngay song jullit yi mais jullit yi bu ñu nekkoon nekk benn bopp ku nekk di nga xam ne boo laalee sa benn moroomu jullit rek yeneen jullit yëpp dañuy dal sa kaw kon yenn yi du am nañ leen di dénk nañu gën a nekk benn gën a dëgëral cause jullit yi looloo nekkoon sama kii. bon xam nga am na ñoo xam ne peut-être dañuy jàpp ni loolu neutralité la bokk mais man pour man loolu du neutralité parce que yeneen salaay salaam nee na sa gëm du mot tant que bëggaloo sa bopp li nga bëggal sa moroomu jullit donc sa moroomu jullit bu nekkee ci ay jafe-jafe da nga ko war a dindi boo ko dindiwul ci sa loxo nga dindi ko ci sa làmmiñ boo ko dindiwul ci sa làmmiñ nga naqarlu ko ci sa xol comme ñun mënuñu ko dindi sunu loxo wala sunu làmmiñ moo tax ñu ñëw naqarlu ko fii sunu xol taxaw àdduna bi yëpp xam ne lii naqari nañu. ok jërëjëf. li may xaar lenn rek la lépp li nga xam ne injustice la fu mu mën a jóge boor bu mu mën a jógee ñu koy teg doomu aadama donc du état islamique kese communauté internationale yëpp ñoo ci war a offusqué wu te tey lii xew Palestine vraiment ñu leen di opprimer injustice mënu ko weesu donc di xaar nag ñi nga xam ne tey ñoom ñooy les donneurs de leçons dans le monde li nga xam ne lu am rek seen loxo mu ngi ci biir seen kàddu dina ci jóg ñu jóg wax ci lii ndax lii injustice mënu ko weesu leneen li mooy tous les peuples musulmans du monde doivent s'unir
pour que la Palestine lii ko dal tey mën a jeex à jamais parce que depuis des années ñu opprimer un peuple kenn mënul xam fan la métit bi yam ndax ñoom ñi koy dund rek ñoo ko xam mais ñun nag lii ñu ci jot a gis muy ay images mu choqué ñu vraiment bu ñu toogee di seetaan ça veut dire que nous ne sommes pas des musulmans donc di wax rek ni il est temps que cette injustice bi nga xam ne moom le peuple palestinien di dund jeex on doit mettre fin à l'occupation israélienne en Palestine voilà. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Dame Lo. waaw teewaay bi leen na ko waral rek mooy li yëngal jamono yëngal àdduna bi yëpp muy li xew Palestine nekk loo xam ne julli yëpp dañ ko naqarlu mu nekk loo xam ne damay faral di wax ne képp koo xam ne si bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote woon xare Badar bu fekkente ne fekk woo xare Badar bu yonent bi woote woon xare Badar nga ne da nga dem ànd ak yonent bi ci xare Badar lii damay wax ne xare Badar la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeex lépp mooy woote jëmale ci yàlla ak yéefar yi nga xamante ne danoo taxaw ngir fay leer bu yàlla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yabal ko ngir mu woote jëmale nit ñi ci yoonu yàlla te dafa mën na nag la sunu borom yónni woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di ko woote dafa am ñoo xam ne danoo taxaw te loolu depuis boobu ba léegi ci lan nekk mooy faagaagal loolu te loolu alxuraan wax na ko sunu borom dafa wax ci alxuraan yuriduuna an yutfi'u nuurallahi bi afwaahihim wa yaaballaahu ilaa an yutimma nuurahu wa law karihal kaafiruuna lii nag dafa bokk ci yéefar yi nga xamante ne doonoo fas yéene fay leer gu yàlla loolu nag ñi nga xamante ne ndax fii boo dee xool ñi fi nekk ñëpp am nañ ci ay kuréel yoo xam ne si leen tënku ci diine ñii bu nekkul murit ñii ay tijaan leen ñii xaadir la ñii ibaadu rahmaan waaye tey ñi fi teew ñëpp kenn mënut a xam ba xam kii fii la bokk wala fii la bokk ñëpp danoo maase àndandoo tey boole seen i xol boole seen i bëgg-bëgg te leen rek moo leen tax a jóg mooy Israël jëf ji ñaaw ji nga xamante ne mi ngi koy teg ci kaw Palestine mu tegg ko loolu tamit nag duñ yem ci loolu waaye dañuy demander état Sénégal ambassade bu Israël dañoo bëgg mu dégager Sénégal ñun looloon bëgg parce que loolu amoon na fi jamono Senghor loolu amoon na fi ñu dem ba jëmi jamono ambassade Israël ñëwaat Sénégal léegi ginnaaw loolu jëf ci ñaaw ji amaana te lii am musul am ba adduna sosoo ba léegi diggante Israël ak Palestine seen jàmmaarloo yàgg na Israël yàgg nañ jël ay tooñ di ko teg ci kaw Palestine te musul demee nii waaye nag yëf yi tey dafa débordé dafa ëpp ay loxo léegi moo tax ñun ñu demandé yemuñu rek ci ñëw fii pour naqarlu mais dañoo bëgg état Sénégal si boppam ambassade bi nga xamante ne ambassade Palestine la ambassade Israël mu génn Sénégal ñun looloon bëgg mooy dalal suñu xel bu ko defee ñu wan adduna bi wan Israël ne ko li nga def ñun ànduñ ci ak yow parce que jullit ak mbokkam te ñun Israël mooy suñu mbokk wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi leen di fay. Maimouna Dieye. sa présence tey fii lan moo ko waral. xanaa ñëw rek solidariser wu ci li nga xamante ni moom la sunu mbokku waa Palestine di dund ci injustice ci invasion mais surtout ci jaay doole boo xamante ni peuple Israël depuis 73 ans ñu ngi leen koy teg jaay leen doole ci anam boo xamante ni dañ leen a fekk ci seen réew mais wëlbatiku non seulement toog imposer seen bopp foofu mais bëgg leen fee jële bëgg leen nasaxal seen doole ba buñ leen mënoon exterminer sax dinañ leen exterminer ñu xam ne loolu benn diine mënu koo nangu benn diine bu jóge ci yàlla mënul nangu loolu kon kuy nit waxatuma la ak jullit war ngaa mën a associé wu ci cause palestinienne bi mën ngaa associé wu ci cause bi nga xam ne démb vidéo yi ñu mujj seetaan ñu ngi gis ni ñuy nootee jigéen di ko maltraité jàpp seen karaw yi di xëcc di leen def loo xamante ne nii animal sax kenn waru koo traité noonu ndax luy nooyu rek ci yàlla la jógee waaye ñu dem ba ñoom dañoo animaliser sax seen guerre bi dem ba fàtte ni ay nit la ñu séqal waaye ñoom jàpp nañ ni seen xeet xëy na rek mooy xeet bi tax ñu naan xeet doomu aadama waaw mu nekk nag loo xamante ni wax dëgg neex yàlla méttit lu nañ ko torop loolu rek moo ñu fi indi tey ñu ñëw wane ni sénégalais lañu waaye 95% musulman un pays musulman kon am na foo xamante ni nii tey bu ñu waree wane sunu bopp dañu war a jël sunu engagement état bi jiitu ci
képp kuy sénégalais topp ci jël sunu responsabilité wane sunu engagement lié à la paix mais à la justice et vraiment mu nekk loo xamante ne nii doomu aadama yi dund ci Sénégal yëpp chrétien comme musulman la concerné waaye man mii en tant que musulmane je me sens solidaire à cette cause dem nañu tey ci suba ci ambassade bi ambassadeur bi wax dëgg yàlla teeru bu mat sëkk ñu gën a saafonte waxtaan mu gën ñoo xamal li ci biir kon ñu ne ko ci ngoon gi tey faaw ñu ñëw tamit encore une fois manifester sunu solidarité loolu rek moo ñu fi indi woon. merci beaucoup. waaw kay jërëjëf. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.